lépp lu jëm ci wàllum xew-xew fii ci Sénégal toute la ville en parle samedi bii Ndeye Comba Moreau di dalal Roqiatou Gassama di présidente collectifu victime ak parents victime ñi nga xam ne ñoo loru ci wàllum violence électorale fii ci Sénégal ñu nar a waxtaanee jamono ji violence bi nga xam ni moo lëmbe réew mi ngaa ñi muy indil askan bi seen émission toute la ville en parle doon samedi bii 11h jàpp 12h Ndeye Comba Moreau di dalal Roqiatou Gassama di présidente collectifu victime ak parents victime ñi nga xam ni ñoo loru ci wàllum violence électorale fii ci Sénégal. Toute la ville en parle toute la ville en parle di émission bi nga xam ni mooy waxtaane lépp lu jëm ci wàllum xew-xew fii ci Sénégal toute la ville en parle samedi bii Ndeye Comba Moreau di dalal Roqiatou Gassama di présidente collectifu victime ak parents victime ñi nga xam ne ñoo loru ci wàllum violence électorale fii ci Sénégal ñu nar a waxtaanee jamono ji violence bi nga xam ni moo lëmbe réew mi ngaa ñi muy indil askan bi seen émission toute la ville en parle doon samedi bii 11h jàpp 12h Ndeye Comba Moreau di dalal Roqiatou Gassama di présidente collectif victime ak parents victime ñi nga xam ni ñoo loru ci wàllum violence électorale fii ci Sénégal. ku borom alal yi dëkk nga dëkk te yow amagoo alal ne boo buggee lu borom alal yi sol nga sol te yow amagoo alal boo buggee lu borom alal yi lekk nga lekk te yow amagoo alal boo buggee lu borom alal yi mel nga mel te yow amagoo alal ku nekk ak li nga méngool dëkk bi ku nekk ak li ngay nurool dëkk bi ku nekk ak ki nga jubool dëkk bi ku nekk ak ki nga déggool dëkk bi ku nekk ak ki ngay xulool dëkk bi ku nekk ak ki ngay xelool dëkk bi Sénégal mosula naqari ndax lu waay di xeeb nit a ngi ne siiw jot ci Sénégal mosula naqari ndax lu waay di sàggane nit a ngi ne siiw yem ci Sénégal mosula naqari ndax lu waay di gedd nit a ngi ne siiw mos ci Sénégal mosula naqari. toute la ville en parle di émission bi nga xam ni mooy waxtaane lépp lu jëm ci wàllum xew-xew fii ci Sénégal toute la ville en parle samedi bii Ndeye Comba Moreau di dalal Roqiatou Gassama di présidente collectifu victime ak parents victime ñi nga xam ne ñoo loru ci wàllum violence électorale fii ci Sénégal ñu nar a waxtaanee jamono ji violence bi nga xam ni moo lëmbe réew mi ngaa ñi muy indil askan bi seen émission toute la ville en parle doon samedi bii 11h jàpp 12h Ndeye Comba Moreau di dalal Roqiatou Gassama di présidente collectif victime ak parents victime ñi nga xam ni ñoo loru ci wàllum violence électorale fii ci Sénégal. danga bëgg loo moomul. toute la ville en parle di émission bi nga xam ni mooy waxtaane lépp lu jëm ci wàllum xew-xew.
borom alal yi dëkk nga dëkk te yow amagoo alal ni boo buggee lu borom alal yi sol nga sol te yow amagoo alal oui. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su ne ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar 97.5 rawatina seen émission sociale toute la ville en parle samedi bu jot 10h jàpp 11h ngeen ci ànd ak Ndeye Comba Moreau tey ji seen émission sociale fas yéene waxtaane fitna gi nga xamante ni moo daal di am ci géewu politique bi moo waral tey ji ñu daal di dalal kile di Roqiyatou Gassama nekk présidente bu collectif des victimes et parents des victimes des violences électorales au Sénégal nekk tamit coordonnatrice bu cadre de réflexion et d'action sur les violences politiques Roqiyatou Gassama ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. jërëjëf madame Moreau. ñu lay jaajëfal ci sa disponibilité bu baax a baax seen kuréel gi lee di collectif des victimes et parents des victimes des violences électorales est-ce que mi ngi fonctionner ba léegi lan moo taxoon ngeen daal di koy samp. waaw maa ngi lay jërëjëfal ci invitation bi di nuyu auditeurs yi nga xam ne ñoo ngi déglu émission bi nga xam ne nit ñi defe naa Sénégal yëpp rafetlu nañu sa émission. Vraiment ñoo ngi leen di nuyu di leen sargal aussi. li nga xam ne moo taxoon jóg kuréel bi tudd collectif des victimes de violences électorales. du li nga xam ne dafa jékki-jékki rek ñu taxawal ko. dafa am ay faits réels ay faits concrets. yi tax ba ñu taxawal ko mooy 2012. jëmoon ci élection wu présidentielle. mu am ñi nga xam ne dañ leen bunduxataal ñi nga xam ne dañ leen lor. moo taxoon ñu taxawal loolu. ak victimes yi ak ñi nga xam ne seen dañ leen gaañ. parents yi wala ñi génn àddina parents yi nekk fi te amul benn kuréel bi nga xam ne taxaw na pour jàppale leen. looloo taxoon ñu teg kuréel boobu. ngeen sos ko. moo taxoon ñu sos ko. alors donc kuréel bi mi ngi dox. parce que regroupé na victimes yi nga xam ne. ñoo loru ci période boobu. ñun ñi bokk en tout cas ci collectif bi. amoon na juróom-ñett yi nga xam ne dañoo génn àddina. seen parents yi bokk ci collectif bi. am ñi nga xam ne dañoo gaañu. am gaañu yu métti métti ba léegi séquelles yaa ngi fi. ñooñu aussi bokk ci kii bi dem nañu ba mat lu ëpp en tout cas soo ko seetloo soo ko xaymaa. ñii nga xam ne ñoo nekk ci territoire sénégalais te ñun ñu xam ne gaañ nañ leen. matoon nañu téeméer wala lu ko weesu. mais téeméer yooyu yëpp nekkuñu woon ci biir collectif bi. mais nekkoon nañu ci booru collectif parce que nekkuñu ci Ndakaaru. ci région yi lañ. donc collectif bi am yu bari nag yu mu tëraloon. am na yi nga xam ne. sotti na am na yi nga xam ne sottiwul. xëy na dinañ ci dellu si voilà ci waxtaan bi. am na ay akki daal mais am na tamit côté boo xamante ni des na. mais gaañu yooyu. parce que ñu bari buñ déggee duñ xam. yan façon gaañu yan moo gën a marqué ci collectif bi maanaam ñi nga xamante ni ñu ngi ci collectif boobu est-ce que yow ci victime yi nga bokk wala ci parents victimes yi. alors man ci parents yi victime laa bokk. parce que maa ko sos. waaw. li taxoon ma sos ko mooy sama doom. day liggéey Médina. léegi mu génn doon jëndi lu mu lekk ci guddi. mu tombé nag ci manifestation yi. donc bi mu tombé ci manifestation yi gaz lacrymogène yi nit ñi di daw ak yooyu. léegi mu daw comme ñëpp. bi mu dawee tërxiis daanu mu bokk ci ñuy jàpp. ñu maltraité ko dóor ko ba dóor yi nga xam ne. façon wu dóor yooyu bu la ko alkaati yi dóoree wala force de sécurité bu ñu la ko dóoree. pour rey la wala pour bàyyi ci sa biir yaram. ay marques yi nga xam ne daf lay topp ba faaw. donc loolu tax ma gis comme man défenseur des droits humains la di yëngu ci loolu depuis tout le temps. ma ne lii mënuma ko noppi. parce que sama doom la dëgg la. mais du moom rek moo ci am gaañu donc il faut que ma woon li ma mënee aussi. ak li nga xam ne moom lay xeex bés bu ne. muy respect des droits humains respect déjà nit. respecter ko respecter li nga xam ne mooy axam ak yelleefam. donc te loolu ñu tënk ko ci ay charte yu mag yi nga xam ne moom la Sénégal am muy constitution. mais am charte yi nga xam ne aussi moom la Sénégal
signé ratifié ko. muy convention yi internationale ak convention régionale yi nga xam ne moom la Sénégal. donc ma ni Sénégal li muy def il faut que mu méngoog li nga xam ne moom la signé. donc ci loolu. mu amoon benn conférence bi nga xam ne dañu ko dafa am benn kuréel bu ko organisé woon. ma daje fa ak ay parents ou victimes. léegi ñu commencé waxtaan nag ma commencé di mettre collectif bi sur pied. organisation yu bëri jàppale ma ci benn organisation bu njëkk muy Amnesty International. ñëpp xam ko xam ki ko jiite muy Seydi Gassama. ñu jàppale ñu ci bu baax a baax. Ligue sénégalaise des droits de l'homme ki ko jiite di maître Assane Dioma Ndiaye. ñoom itamit taxawu ci bu baax a baax am avocat international bu ñuy wax maître Abdoulaye Tine. mu doon ma jëloon ko mu nekk avocat yi victimes yi. mook Assane ñu maître Assane ñu nekk ci avocat yi victimes yi. am maintenant yeneen kuréel yu ñu wër. yi nga xam ne ñoom itamit dañu taxaw ne li ngay xeex dañ la ciy jàppale. te boobu temps mu fekk Sénégal. amoon ay jafe-jafe yu métti ci élection 2012. jafe-jafe yooyu mooy violence bi dafa taroon ba nga xam ne xamuñu woon sax fan la Sénégal fan la ñu ko doon jëme donc mu tombe ma ni tamit ma nekk ci benn kuréel bu yaatu bi nga xam ne li ko taxoon a jóg mooy observation élection yi donc ma nekkoon observatrice benn kuréel la bi nga xam ne dafa regroupé woon jigéen ñi de la sous-région ñoom ñëpp ñu ñëw pour jàppale Sénégal pour ñu am élection yi nga xam ne dafa apaisé donc période boobu jafe woon na lool donc kuréel yu bari ñëpp a ñëw jàppale amul benn muy force de sécurité yi muy organisation de la société civile yi muy organisation politique yi ñoom ñëpp dañuy ñëw parce que dama yàgg yëngu depuis ay vingtaine d'années maa ngi yëngu ci lépp li nga xam ne dafay jëm ci defar donc ñoom ñëpp jàpp ci ñu dem nag ba nga xam ne yëf yi taxaw na ñu interpeller classe politique ni leen li xew Sénégal du yoon mënuñu jàpp Sénégalais yi en otage pour affaire élection élection dafa nekk moment bu am importance bi nga xam ne dañuy natt dëkk bi aussi gis lu mu mëne gis également li nga xam ne moom lay wone ci biti c'est-à-dire que soo ko seetloo Sénégal dañu koy citer ci référence nekk dëkk bu am démocratie dëkk bu calme dëkk bi nga xam ne presse bi am na fi quand même kaddu du ñu noot yi nga xam ne moom la ñeneen ñiy def loolu dëkk yi dañuy ñëw di jël exemple ci Sénégal donc loolu su amee quand même il faut que mu méngoo ak jëf au niveau interne. noonu ngeen woowee politiciens voilà ñu wax leen ko. def conférence yu bëri. bi ñu waxee loolu ñu d'accord ak loolu. wax ne li ñu wax nag dëgg la ñoom dinañu jàppale ci loolu parce que kuréel bu mel noonu musul am Sénégal à part le Joola. xam nga Joola. bi mu amee am na ay kuréel yu bëri yu taxaw pour voilà. mais violence politique. musul am waaw sous région bi sax am na ñi ma contacté woon ne ma ñun amuñu ko mais vraiment seen exemple bi dañu koy jël aussi def ko sunu dëkk donc léegi bi ñu taxawalee kuréel bi ci ñi nga xam ne dañoo gaañule muy dóor yu métti yi nga xam ne moom la ñu leen def sama doom ci waaw wàllu torture te xam nga Sénégal signé na loolu ndax affaire torture voilà loolu signé na ko méngoowul en tout cas ak jëf ji léegi sama doom ji moom dañu ko dóor ba nga xam ne xam nga bu ñu lay dóor liif yooyu ci biir lay dagg mu am li ñuy wax hémorragie interne bàyyi séquelles yu bare ci moom am li ñu ubbi ci moom ba nga xam ne su bi ma seetloo loolu man maa ngi ne mu ngi nekk ci diggante dund ak dee metti woon na lool mais ma jàpp sama fit jàpp également li ñuy wax sama ngor ne su may xeexal sama doom war naa mën a xeexal ñeneen doomu ñeneen voilà donc loolu dafa bokk ci samay principe léegi ñeneen ñi am ñi nga xam ne ci ñu gaañi noonu am ki nga xam ne dañu ko torturer ba ay
awraam ngeen baal ma ci kàddu gi. dara fonctionné tout. day jékki-jékki di neewi. démb ca sa conférence de presse bi ñu fi woon mais xam naa dinañ ñëw ci loolu. day jékki-jékki di neewi mu am instinct suicidaire. maa ci téye ak ñeneenu membre du collectif yi. ba nga xam ne ba léegi pour muy dal parce que dafa ne dafay taal boppam. day taal boppam. parce que li muy vivre moom judoka la woon. am ay médailles. yu nga xam ne représenté na dëkkam. dem ba nga xam ne bi ñu ko gisee moom mu ngi doon peser 50 et quelques kilos. ku jógee ci 100 et quelques kilos. dem ba ci 50 et quelques. alors mu nekkoon soutien de famille. amatul liggéey. xamul man maay génnee sama xaalis. di ko jàppale. riche ma mais ma ne mënuma ko bàyyi noonu. te mënuma aussi psychologiquement impact bi mu am ci moom. mënuma bàyyi muy dem di xaru. parce que xaru du solution. du solution. voilà donc ñi nga xam ne nag dañu bari nañu mën naa fi lim lu bari. pour wax ne ban gi la gën a marqué. waaw yooyu cas boobu bii ma gën a marqué mooy ki nga xam ne moo tudd Abdou Karim Niaté mooy ki ma wax ni. parce que bu la ko expliqué woon moom ci boppam fii. sa rongo ñi dañuy tuuru. parce que dafa metti lool. am cas yi nga xam ne marqué na mooy ki nga xam ne aussi dañu ko boom. ci manifester yi. ci au nord du Sénégal. Matam. dafa doon dem marché mag la. du xale doon dem marché tombé ci manifester yi. ñu force de sécurité yi ubbi kii nu mu tuddati sax fetel ci foule bi mu tombé ci moom mu dee du moom rek am na beneen jeune aussi bi nga xam ne 17 ans la amoon moom itamit mu tombé ci mu dee voilà donc exemple yi su ma leen di joxe dañu bari nañu lool te loolu moo tax ba ñu ni élection kuréel bu mel noonu baax na ci pour rek muy woo Sénégalais yi ni leen élection c'est pas une fin en soi. Élection yoon la wi nga xam ne dañu koy jël pour fal ñu ñuy giite suba. muy président. muy nu mu tudd député yi. muy maire yeeg yooyu. alors non jarul fitna parce que du loolu rek mooy kuréel bi nga xam ne moo war a diriger Sénégal. am na ay institutions am na ay organes yi nga xam ne nit ñee ngi ci di liggéey. te dugguñu ci nekkuñu maire nekkuñu ci député ak yooyu. donc lu tax. xam nga loolu madame Moreau dañ ko war a gëstuwaat seet ba xam lan moo tax mu am engouement bu fort bi nii ci affaire élection yi lu tax ñëpp bëgg a nekk député lu tax ñëpp bëgg a nekk président de la République lu tax ñëpp bëgg a diriger mairie lu tax donc ku nekk am na droit ne dama bëgg a doon député ak un objectif clair ak nu mu tuddati sax programme bu leer ma suqali sa gox ak yooyu mais su fekkee ne loolu jaral na la ngay bokk ci ñiy gaañ ñiy boom wala ñiy bundu xataal loolu war nañ ci seetaat suñu bopp bu baax. lan moo ko waral est-ce que askan wi rek moo leen tax a jóg. voilà loolu aussi vraiment ci gëstu yi la bokk. parce que xam nga yaa ngi wax collectif bi. ñun am nañu expérience boobu. gis ne vraiment violence fitna bi li muy jur. mën na freiner sunu développement. ci naka. ci ne bu fitna amee. kuy liggéey ku nekk da ngay ragal. génn sa kër. kenn du liggéey institution yi dañuy taxaw. organisation yi taxaw. campagne bu jotee ñi nga xam ne ñoo ŋànk institution bi ŋànk réew bi pour war ko doxal ni mu waree. ñëpp a ngi ci terrain bi di campagne. dara du dox. alors donc ñu ni loolu warul donc loolu fitna boobu ba pare soo ko seetloo. ci fitna yi ma lay wax ni ci gox-goxaan yi. na nga seet fii barki démb rek. est-ce que élection jar na ñuy yëkkati fitna bi nga xam ne day tax ba kii bëgg a dem marché du dem marché. ku bëgg a dem liggéey du dem liggéey. ku bëgg a dem doxi soxlaam doo ko doxi. parce que rek da ngay ragal tomber ci caravane. wala meeting. bi nga xam ne
dañu ko ceinturer ak ay nervi ay nervi ay nervi yi nga xam ne ñu ngi sol yu ñuul kukk taxaw fees ak seen doole yor seen arme muy arme blanche muy yeneen kuréelu arme ak sympathisant yeeg kii yi nu mu tuddati sax ñi nga xam ne ñoom ñoo militants yi loolu jaral leen seen bakkan jaral leen bakkanu keneen fitna boobu soo ko yëkkatee koo tooñ maa ngi dégg ci rajo yi ci temps yi am bërki démb rek am ki nga xam ne li mu yëkkati rek ci kàddu bugguma ko répété waat li mu yëkkati rek loolu langage la bi nga xam ne day yee fitna bu rëy parce que dama koy wax ma ne violence du violence physique rek violence verbale la violence comportementale violence la bi nga xam ne boo yëkkatee kaddu rek benn kaddu rek mën a taal dëkk benn rek mën a taal dëkk donc soo gisee may wax ne fitna mënul suxali réew fitna day jur li nga xam ne retard lay doon ci développement retard la ci développement wu dëkk soo ko seetloo sunu dëkk yu ñu wër lu tax ñuy jël Sénégal exemple parce que toujours lii nga xam ne yëkkati nañ fi rek yàlla daf ñuy jàppale mais loolu mënul wéy il faut que ñu xoolaat sunuy comportement dëkk yooyu li leen taal tuuti la lu tuuti la moo leen taal te dañuy wax ne toujours mieux vaut nga investir ci prévention lii aar li nga xam ne éducation la jëm pour population bi xam ne kenn du leen manipuler jeunes yi xam ne kenn waru leen jox xaalis wala jox leen t-shirt wala jox leen li mu jaral leen lu ne jigéen ñi war am seen takkuwaay ba nga xam ne day tax ba ci seen biir kër éducation bi war a doore foofu ñu taxaw tem ne sunu xale yi du ñu dugg ci lii parce que yar nañ leen yar bi nga xam ne xam nañu am nañu esprit de discernement xam li leen war ak li leen warul donc fi ñu leen war a dugal wala manipuler leen duñ leen dugal foofu donc léegi su fekkee ne loolu def nañ ko dina tax ba fitna bi wàññeeku dina tax ba nga xam ne nit ñi politiciens yi duñ leen jël non duñ leen manipuler parce que su fekkee ne xam nga développement bi ma lay wax rek mooy dëkk bi dañu nekk ci dëkk bu ndóol c'est-à-dire que dëkk bi pour man torop sax dafa bari ay problème dëkk bi éducation bi waxi noppi santé bi kenn waxatu ko développement local bi waxuñu ko li nga xam ne moom la ñuy gis mooy politicien bi nga xam ne dafa def forage wala mu defar benn centre de santé mun na mobiliser médias yi yëpp mobiliser nu mu tuddati sax askanu yëpp ne leen def naa lii te loolu ci kiyam la bokk nu ci programme am la bokk bu ñu mobiliser population bi yoo koy dangay def rek defay rek ñuy gis donc développement boobu pour man programme politicien programme mu nu mu tuddati sa candidat ci loolu lay tëdd c'est-à-dire que pour ñu xam ne manipulation bi warul a wéy doo xaar ba élection ngay dajale ay nit ne leen def naa nii wala nga dajale ay nit ne leen kii sama adversaire politique la na nga fexe ba bundu xataal ko loolu du doxalunu réew loolu day freiner développement loolu day indi bundu xataal loolu day exacerber culture violence voilà culture violence te loolu war nañ ko dàq suñu réew war nañu passer foofu lu yàgg donc loolu daal madame Moreau des na ci vraiment lu bare pour revenir ci violence yi violence au 2012 bi mais dossier bi fu ngeen ci toll alors dossier yi xam nga question bu am importance la parce que dafa processus la xam nga dossier yi dafa tëdd ci ñaari tànk ñaari loxo walla ñaari wet bu njëkk bi mooy justice ñaareel bi di indemnisation
bi jëm ci justice bi avancé wul bu baax ni ñu bëggee woon mu tëddeewul noonu. ndax lan lii lenteur judiciaire dossier yi nga xam ne da nga koy topp di ko topp ba sonn du avancé lii jot a avancé daal même bi nga xam ne mooy cas typique bi nga xam ne moom la ñëpp gënoon a ràññee muy cas wu Mamadou Diop même boobu sax bi ñu demee ba nga xam ne jàpp nañu force de sécurité yi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci mbir mi jàpp nañ leen tëj nañ leen tëj bu woyof pour famille bi te pour ñun collectif des victimes indemnisation bi également demewul ni ñu ko bëggee woon kii nga xam ne mooy moom lañ jàppee woon Padois également torturé ko ba rey ko moom itamit dañu toog ci ndoddam ci ay forces de sécurité jàpp ko torturé ko ba mu dee moom itamit dossier moom la dossier dem ba jeex ñu indemniser parents yi famille bi ñu jàpp ñi nga xam ne ñoo defoon loolu. indemnisation bi naka la demee ak ñan lañ indemniser yan somme lañ leen jox wala la. voilà xam nga indemnisation bi. dañu li nga xam ne moom la nguur gi waxoon mooy dañuy harmoniser. c'est-à-dire que joolaa bi ñi nga xam ne moom la ñi gaañu woon ci joolaa bi wala ñi fa desoon ñi dee woon ci mbirum joolaa bi 10 millions lañ leen joxoon. ku nekk. famille bu nekk léegi ñu ne. ñi nga xam ne dañ leen rey aussi ci jëm ci affaire élection yi 10 millions lañ leen di jox. ku nekk. mais ñi gaañu te ñu ngi dund 4 millions lañ leen di jox. mais loolu même ça mbir mi demoon na ba nga xam ne dañu tegoon benn kuréel. ci biir agence judiciaire de l'État. kuréel boobu. ci biir mu am force de sécurité yi ku leen représenté ci biir am collectif bi ku leen représenté am organisation défense des droits humains ku leen représenté ci biir kii boobu man la woon Gassama Amnesty International ak force de sécurité yi léegi bi ñuy discuter ñu gis ne dossiers yi bu ñu leen ko joxee à chaque fois dossiers yi day réer day réer waaw donc su réeree bi yoon ñu ne ma gisuñu ko. mbir mi jaaxal ñu delloowaat yóbbu ñu dem ma ne affaire bi am na kayit yu manqué ak yooyu ñu indiwaat. affaire bi dem ba nga xam ne ñoom bi ñu décidé ne dañuy parce que loolu le président bi waxoon na ngeen fexe. ba indemniser victimes yëpp. donc bi ñu demee ba gëstu kayit yi. ñu ne ñoom dossier bi matul duñu ko jël. dossier bale gisuñu lan moo tax ñu war ko. war a indemniser kii te ñoo ngi ak preuve ñun dañu yóbbu ay preuve yóbbu ay CD yóbbu ay clé USB yi nga xam ne gis nañu ni ñuy torturer nit ñi donc ñu génne yooyu yëpp teg ñi nga xam ne ñoo deele ñoo ñeent yi nekk Podor ñooñu la ñu indemniser jox leen ku donc 10 millions. waaw non waaw 10 millions pour ñu dee 4 millions pour ñi nga xam ne ñu ngi dund mais dañ leen gaañ te mu des ay séquelles majorité bi yëpp ba léegi ba ëllëg kenn indemnisé wu leen jotuñ dara rien du ba léegi ba ëllëg ba ginnaaw ëllëg dara lañ leen doxul loolu président Macky Sall wax na ci li mu waxoon ci njalbeen moom joxe woon kii nu mu tuddati sax joxe woon kàddoom mu bind wax ne nañu indemniser mais boobu ba léegi xëy na moom xamul ne indemniser wu. est-ce que moom laa wax yëg na ni indemniser wu ñi nga xamante ne dañu jëlee ay gaañu mais jotuñ faatu su ko yëgul it ñu ngi profiter ci sa émission bi vraiment bi nga xam ne Sénégal yëpp dañ koy déglu su ko déggul parce que mi ngi campagne mu am ñu ko jottali ne ci biir victime yi waxoon nañ ko majorité bi kenn indemniser wu leen ba léegi te ñu ngi nekk ñu bari ñu ngi nekk ci situation yu métti gis nga am na victime yi nga xam ne famille bi boo leen gisee madame Mboro da ngay bëgg a jooy parce que ñàkk boo demee ba Kaolack am na ci ki nga xam ne kii Njaay kii gaañu tailleur la moom moo yore woon famille am bi mu nekk ci situation bu métti kooku dañ ko faat famille bi amul dara papa ji màgget amuñu dara dërëm jotuñu ko rien du tout rien c'est la majorité des victimes de violence électorale
ñuy bañ ci loolu victimes yi yokku ci élection yi donc loolu vraiment ñoo ngi ñaan parce que ñu bëri dañuy foog ne jot nañu xaalis kon leer na nañ en tout cas Rokhyatou Gassama bi nga xamante ni moo yor kuréel gi nga xamante ni moo ëmb ñu nekkoon ay victimes wala parents victimes ci violence électorale atum 2012 kenn du ko fàtte fii ci Sénégal nee na lu ëpp ci victimes yi kenn indemnisé woon et pourtant président Macky Sall waxoon na nañu indemniser ñëpp ñi ci faatu ak ñi nga xamante ni dañ ci jëlee ay gaañu mais faatuwuñ donc joxuñ leen seen 4 millions yi nga xamante ni waroon nañ leen koo jox ku nekk te am na ñoo xamante ni faatu nañ te joxuñ seen famille dara léegi ci biir ñi nga xam ne faatu nañ dafa am ku ma fàtte mooy kii taalibe bi ñu reyoon Rufisque kooku ñi nga xam ne indemniser nañ leen ci la bokk muy ñeent yi ma wax ci Podor ak moom ci waaw ci ñi nga xam ne gaañu nañu kenn te mbokk ci biir collectif bi kenn lañ ci indemniser jox ko 4 millions waaw jeex na ñi ci des yëpp Podor maa ngi la doon wax ne xam nga am na ñu gaañ am na ñu boom Podor moom réglé nañu seen mbir ci ñi nga xam ne bokk nañ ci collectif bi Rufisque kenn Dakar kenn ñi ci des yëpp amul kenn ku ñu jox mais est-ce que jéem ngeen bind njiitu réew mi pour jottali ko bind nañ mu xam ne diggee li mu waxoon defuñ ko bind nañ xam nga nag njiitu réew moom njiitu réew rek la c'est-à-dire que lu am solo la li nga xam ne ñi ko wër aussi boo yóbboo sa këyit balaa muy yegg ci moom xëy na day yàgg mais man xam naa ne léegi jot na ko jot na kii këyit yi xam na ñi nga xam ne ñoom la ñu indemniser wul maa ngi koy bëgg a fàtte sax xam nga amoon na problème même victime Colobane yi yaa ngi koy fàttali ko waaw Colobane amoon na ci ñi nga xam ne jàpp nañ leen ci affaire alkaati bi ñu faatoon na foofu ba tëj leen ñi nga noo defuñu sax seen 20 ans parce que waaw dañ leen torturer am na ki ñu njëkk a génnee kooku mineur la woon dañu ko génnee dossier bi amul dara jàpp nañ ko juróom benni weer jàpp ñeneen ñi nga xam ne ñoom itamit ñoom la ñu foog ne ñoo def alors que pour ñun defuñu mais lépp li nga xam ne dañuy wax ne defuñu justice moom mooy trancher toujours donc ñooñu aussi génnee nañ leen mais ak alkaati bi parce que dañuy wax rek mais pour ñun victime la donc même famille yu alkaati boobu aussi war nañu xool seen biir pour seet lu ñuy indemniser famille bi waaw seet ni ñuy indemniser ñi nga xam ne torturé nañ leen te defuñu ñu nekk Colobane victime yi yëpp maa ngi koy répété jël sa profité ci antenne bi di wax ne victime yooyu jotuñu dara rien du tout jotuñu léegi Rokhyatou Gassama yaa ngi wax nañu formé waat ñi lay di alkaati yi lan moo tax nga wax ko waaw parce que xam nga kii nu mu tudd sax force de défense et de sécurité li leen tax a jóg mooy di ñu sàmm ñun population bi muy nekk mission bu noble suñu di personne ak suñuy bien di aar suñu dëkk noonu lañ leen former loolu mooy seen mission mais dañu gis ne soo seetloo mission boobu sur le terrain force de défense et de sécurité bu amee ay problèmes yu jëm ci élection yi dañu gis nu ñuy bundu xattaale ak nu ñuy noote ñu ni loolu war na bokk ci li nga xam ne buñ leen di former wan nañ leen wax bu baax a baax ne le respect de la personne humaine elle est fondamentale c'est pas parce que nit ki jàpp nga ko war ko bundu xatal c'est pas parce que nit ki war nga jël nga ko yóbbu ko nu mu tuddati sax commissariat war a commencer ci enquête parce que loolu xam nga torture dañu ko tere te Sénégal signé na loolu maa ngi ko doon wax ci njëlbeen surtout nag torture bi nga xam ne da nga bëgg pour kooku wax la xam nga nit boo ko jàppee waaw nit boo ko jàppee di ko torturer parfois dana wax non dina xam ne du li muy wax yu bari du dëgg
mais léeg-léeg nga am ci yi nga xam ne dëgg la xëy na ñoom loolu lañ ci jublu. mais ñu bare dañ leen jàpp di leen torturer te li ñuy wax du loolu. parce que dafa metti rek mu bëgg nga arrêter. li ngay def donc loolu moo tax ci formation yi nga xam ne moom lañ leen di jox ci école de police. wala école gendarmerie wala yeneen écoles yi force de sécurité loolu war na cee bokk. mais dañuy wax ne rek ñun ñaawluñu liggéeyu force de défense et de sécurité xam nañ ne ñu ngi def liggéey bu baax xam nañ ne seen liggéey metti na. mais li ñuy wax rek nañu renforcer li nga xam ne moo jëm ci aar population bi. li nga xam ne moo jëm ci ñàkk di noot nit ñi wala di leen bundu xatal loolu vraiment am na solo pour que ñu def ci vraiment une comment dirais-je encore pour que ñu mettre ci l'accent dans les écoles ba am na yu bari yi nga xam ne sax bëggoon naa ko wax ci affaire u école yi mais école yi ñu leen di former yi ñu leen di former mais bon xëy na du objet wu émission bi mais loolu daal ci affaire u torture affaire u violence force de sécurité yi war nañ ci bàyyi xel parce que loolu bu ñu koy saxal ci réew. day jur leneen. voilà. waaw ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle tey jii Ndeye Comba Moreau dalal Roqiyatou Gassama jiite kuréel gi lee nga xamante ni moo boole ñi nekk ay victimes ak tamit parents wu victimes yi ci violence électorale yi nga xamante ni moo fi amoon ci atum 2012 nga xam ni kenn dootu ko fàtte atum 2011 jàpp atum 2012 tey jii ñuy waxtaanee lépp lu soxal violence boobule. ndaxte violence bi fi amoon 2011 jàpp 2012 dafa mel ni jógagu fii ci période bi lay nga xamante ni ñu ngi amal li ñuy wax élection législative campagne bi commencé ñu daal di jëlee quelques éléments dellu siwaat ci waxtaan bi. ñun waa coalition Manko Taxawu Sénégal man docteur Oumar Cissé ma jiite ko ci département wu Tëngéej ànd ak sunu xarit soxna Aminata Diop te ñu xam ko ci Mimi Collé tey ñoo doon def caravane doxantuwaat rek saafonteeg askan bi ndax askan bi ñoo d'accord ak ñun nañu incha allah au soir du 30 juillet yéen la ñuy jox majorité à l'Assemblée nationale. ñu ngi rafetlu teewaayu l'honorable député Thierno Bocoum tey mu bàyyi itteem yëpp ñëw jàppale ñu fii ci Tëngéej Thierno Bocoum waa Tëngéej yëpp ñu ngi leen di li fi xew nag jarul commenté ndax lu leer nañ la ñun jóge nañ suñu siège Médina jëm Arafat nar a continuer ndax dañu am ñu ñuy xaar ci béréb yu bari bi ñu deseeg nag cortège u ministre Oumar Gueye ñu génne ay armes xeetu arme boo xalaat rek génne nañ ko ba génn fetal nee na ñaay lépp li nit ñi xalaat ni Manko Taxawu Sénégal fii ci département bi ndax docteur Oumar Cissé moo ko jiite mën na am ñoom ñoo nar a gagné élection yi loolu lañ bëgg a ñoom fexeel ak ay arme li ma ci gën a jaaxal rek mooy parce que démb ñu ngi dégg ministre Amadou Ba mu ne xeex bi du ci xeexu arme wante tey ku gis cortège wu mit ko bi ñuy taseel man ma génn ci biti ànd ak député Thierno Bocoum ànd ak waa Tëngéej yëpp ñu gis tiitaange bi nekk seen biir gis ci seen oto yi xeetu arme bu nit mën a xalaat rek ma nga ca wante nag dama ni dañ leen bëgg dalal ci benn ñu ne leen élection yii di ñëw incha allah waxuma arme waxuma bombe atomique waxuma bombe nucléaire Manko Taxawu Sénégal moo koy gagné fii ci département man gis-gis bi ma xëyee tey gis ko si journée yi dama am jaaxle boo xam ne ñun ñu ngi woon si caravane bi boo xam ne ñu ko tàmmali si suba fii Rufisque Ouest dem Rufisque Nord ba ñu yeggee passage à niveau si Rufisque Est si la ñu dajeex ñoom ba ñuy dajeex ñoom ñun ñu gis oto bi man ak monsieur Omar Gueye ñoo bokkoon oto di waxtaan tranquillement di pare sax pour génn parce que dañ doon dem du côté de Tawlé bon foofu la ñu dajeex caravane bi man maa ngi seen docteur Oumar Cissé mu ngi dox di waaxu di joxe ay prospectusam ay spécimen de bulletin après la dëgg rek ne dafa am ay coow yu am parce que dafa am ñoo xam ne rek dañu mandi woon di attaqué jigéen ñi nekkoon ci biir caravane bi mais c'est tout à fait normal que suñu sécurité génn pour protéger ñoom parce que dañu dul nangu aussi di jël doomu jàmbur yi ànd ak ñoom ñu leen di gaañ mais loolu matul sax une minute 2 minutes ñun ñu continuer suñu yoon tey laa dégg ñuy wax lii xam nga ñun ñi nga xam ne bi ñu commencé campagne ba léegi programme président Macky Sall la ñuy défendre li mu def ci Tëngéej xam nañ ne ñun on va gagner largement maintenant chaque fois que nag coalition boobu ñu dégg leen ci dëkk coo am fa donc ñu ni war nañu xool ak seen bopp ba ñu
jaaree Grand Yoff dafa am coow ñu jaar Médina mu am coow su bëggee jaar Tëngéej ñoom ñu dootuñu ko nangu te loolu yëpp Thierno Bocoum moo ko dirigé woon parce que moom moo nekkoon si biir man seenu ma ko sax après le journaliste yi àndoon ak ñun wax ñu ne moom moo nekkoon si loolu nekk si kanam te xam nga moom day ànd ak service de communication en 52 crée de désinformation yónnee ko à travers la presse yooyu nag daf ko war a bàyyi parce que ça ne passe pas à Rufisque jàmm maa fi am Rufisque ñu ngi campagne toutes les coalitions yi fi daje ñu ngi campagne amuñu benn heure mosuñu am benn coow nañu défendre ku nekk sa ligne de programme défendre ku nekk li nga xam ne moom nga yaakaar ne war nga kaa mën a waxtaan ak sa citoyen li yàlla di def dinañ ko xam au soir du 35 juillet. mbir mi ni mu demee mooy ba ñuy daje caravane bi sax fekkoon na man nekku moon sa sama oto parce que man du may dugg ci caravane damay dox di wax ak population yi donc yor sama spécimen di distribuer bay caravane bi ñëw man bokkoon naa ci ñu jiitu maa ngi déjà commencé di waxtaan ak ñu nekk ci caravane bi ñuy romb ñuy tàllante loxo di reetaan ñii am ñu ma laaj sama spécimen ma jox leen ñu ne ma non il faut que yow nga jël suñu spécimen ñu nekk di waxtaan di tàllal loxo ñu am ñu ma xàmmee di ma nuyu et cetera donc loolu la ñu ko ne ba dañu dem ba benn moment ñu gis ay ñu wàcc ci oto nekk sol ay kagul fii ñi sol ay kii ñu commencé génn ay jaasi génn ay fetal man am na ñoo xam ne sax xàmme naa leen ci biir dama leen interpellé leen non mais arrêté leen li ngeen di def et cetera donc lu mu wax du dëgg te Sénégalais yi xam nañ bu baax kan mooy Thierno Bocoum loolu du dëgg ci loolu moom la ñu génne seeni arme et cetera mu indi foofu ay échauffourées man dama jàpp ne li am solo tey mooy wax ak Sénégalais yi violence bi amul benn sens parce que fii koo fi gaañ di nga ko seeti fii ñëpp ay mbokk lañ violence bi ñu def amul benn sens dama jàpp ne rek ne population yi lañu waxal population yi ñun nag li ñu jugoon mooy jël suñu spécimen dem waxtaan ak population yi discuter ak ñoom te loolu lañ ko di def loolu la Manko Taxawu Sénégal di def tous les jours violence bii ñu commencé di ko def amul benn njëriñ amul benn sens nañu wax ak population yi ñooy voté. waaw Rokhyatou Gassama dégg nga li nga xamante ni moom mooy kàddu yi woy politique yi daal di yëkkati maanaam violence bi depuis campagne électorale bi am na bu amoon Médina nga gis ni entre Benno Bokk Yaakaar ak Manko Taxawu Sénégal am na bu amoon foofulee ca Grand Yoff ak bi nga xamante ni moo am yàggul dara foofulee ca Rufisque nga dégg ni ñi nga xamante ni ñooy garde corps maanaam ñiy garder le ministre Oumar Gueye génne nañ ay fetal ay jaas ainsi de suite mu nekk loo xamante ni tamit dégg nga ki lee di Omar Cissé bokk ci Taxawu Sénégal wax Souleymane Ndoye bokk ci Benno Bokk Yaakaar ak ki lee di Thierno Bocoum tamit daal di wax gannaaw ba ñu ko tuumaalee ne moo indi lu ni mel ban jàngat nga ci am bu fekkente ni sax ci campagne bi rek te yeggaguñ ci élection bi déjà violence bi mu ngi daal di ñëwaat ku nekk di ko jéem a tuumaal sa morom mais en tout cas le constat est là moom mooy violence bi mi ngi fi fitna bi mi ngi fi bu nekkul verbal tamit nekk na ci ay jëf. xam nga ni nga xam ne moom laa koy jàngatee. mooy nii nga xam ne moom la ko organisation société civile sax jàngatee parce que ñoom. ñu bari nekkuñu ci biir campagne bi. man société civile la. donc dama nekk au-dessus. am objectivement analyse bi nga xam ne moo xew ci sunu dëkk. depuis bi ñu ubbee campagne bi ba léegi looloo tax. ma organiser démb. benn conférence de presse bi nga xam ne. dañu lëkkaloo woon ñun cadre de réflexion. parce que dafa am kuréel bi nga xam ne ñu tudd cadre de réflexion et d'action sur les violences politiques. ñu lëkkaloo ak plateforme des acteurs non étatiques. pour def benn déclaration solennelle sur les violences électorales. donc ci loolu ñu gëstu ñu gis ne vraiment lii jur. premier élément bi ñu am lii nga xam ne moo jur violence yi mooy affaire u carte yi affaire u retrait carte yi ñu gis ne aussi vraiment langage bi comme ni ko politiciens yi waxee léegi langage bi ñuy utiliser ak arme yi nga xam ne moom la ñuy génnee ak muy arme blanche mooy lépp lu jëm ci lu wuteeg fetal mooy paaka muy xeer ak muy loo jaasi lu ne loolu ci arme xeetu arme blanche la bokk ñu gis ne même arme réelle utiliser nañ ko pour tiital nit ñi wala fetal leen donc loolu mu préoccupé ñu torop donc li nga xam ne niveau violence boobu dem na ba nga xam ne ci sunu déclaration dañu wax ne vraiment dañuy exiger acteurs yi nga xam ne ñoom ñoo engagé wu ci affaire politique bi ñu wone seen bëgg-bëgg ci valeur ak principe yi nga xam ne moo ŋànk sunu république muy république démocratique
donc république bi nga xam ne dafay xeex ak yelleefu doomu aadama di xeex lépp li nga xam ne jëm ci liberté muy liberté d'expression liberté wu nekk ci yoon boo bëgg muy catholique beeg muy jullit beeg mu ñi nga xam ne bokkuñu ci yoon ci kiiwu maam yi la ñu bokk loolu ñoo ngi koy ñaax acteurs yi ñaax leen aussi pouvoir public bi di leen wax ne nañu dàq lépp li nga xam ne mi ngi jëm ci violence di wax aussi nañu garantir Sénégalais yi parce que ñoom itamit war nañu ñoom ñoo ngi wax ñoo ngi dénoncer mais war nañu taxaw tem woon Sénégalais yi li nga xam ne mooy élection pacifique li nga xam ne moom mooy élection bi nga xam ne doomu aadama noonu la war a demee campagne pas di utiliser ay armes yi nga xam ne bu ëllëgee day jur parce que koo fi dóor mu dóor la mu jur leneen koo fi boom famille am jóg mu jur leneen donc instabilité boobu nga xam ne moom la ñu constaté depuis que élection yi commencé dafa war a dakk ñuy ñaan aussi exiger dañu exiger ñi nga xam ne ñoom ñooy force de sécurité ñoom itamit ñu war a défendre intégrité territoire suñu territoire national bi war a respecter liberté yi nga xam ne moom la sénégalais yi ak citoyens yi am mais sénégalais yi aussi dañ leen war a respecter parce que ñoo ñuy aar di wax aussi professionnel yi nga xam ne ñoo nekk ci médias yi ak réseaux sociaux yi bu ñu nangu jël benn information di ko diffuser jëm ci élection te amuñu source bu wóor wala jëm ci ñeneen ñi nga xam ne dañuy indi ay kaddu rek wax ko surtout réseaux sociaux yi day taal dëkk mais am na madame Moreau leneen li nga xam ne war nañ ko fàttali muy lan muy suñu chef religieux yi et coutumier xam nga ñi ŋànk suñu kër yu mag yi këru diine yi muy Tiwaawoon muy Touba mooy ci Ñaseen yi mooy ci Laayeen yi muy ñëpp dafa am li nga xam ne moom lañ fi fekk sunu maam yi doon ko jëfe sunu yaay yi doon ko jëfe ñun ñi di ko jëfe war ko renforcer mooy su dëkk bi demee ba nga xam ne mi ngi commencé di tar ñoom dañuy jóg taxaw ni lii ngeen di dox walla ni ngeen koy doxalee war ngeen taxaw seet ba xam yoon wi ngeen jël fan la jëmee population bi yoon wi ngeen jël du noonu woo leader religieux yi ni leen woo leader politique yi ni leen da ngeen war a wàcc ni ngeen di doxee du noonu te ñooñu dégg leen parce que ñoom xam nga soxla nañu seen baat soxla nañu conseil yu jógee ci ñoom donc war nañu jóg ñoom itamit kenn warul leen giitu ci wax ne dañu war a calmer le jeu au niveau national le jeu politique wax ci loolu waaw mais doyul religieux waaw doyul bu ñu gisee ne li ñu wax ba léegi xëj na des na ñi wax ba léegi taxul ne violence bi mi ngi continuer te violence bi bu fekkee ne gën na ëpp fi mu nekk ni kenn xamul fu ñu jëm am na yu bëri yi nga xam ne war nañ ko mën a wax tey mais xëj na temps bi duñu ko may mais citoyens yi aussi dañuy bëgg pour ñuy cultiver esprit wu tolérance ak solidarité xam nga par exemple carte yi yëkkati na fitna ci sunu dëkk bi mais taxul fitna boobu ñu utiliser ko pour mën a déstabiliser dëkk bi loolu war nañ ci xoolaat parce que bëgg naa laaj foofu sax laay jeexale maanaam li nga xamante ni mooy maître Abdoulaye Wade woote na marche le mardi bii nii pour ñëpp ñi nga xamante ni jotuñ seen i carte ainsi de suite pour ñu marché mën a jot seen i carte pour mën a voter loolu yow lan nga siy wax askan wi ànd nga ci waaw wala déet alors man damay analyser seet ba xam lu jaadu ak lu jaaduwul mais en même temps seet lan la yoon maye xam nga Sénégal c'est dëkku démocratie la donc su fekkee ne Abdoulaye Wade muy moom muy beneen leader politique dafa bëgg a def marche te marche boobu ñu may ko autorisation suñ ko mayee autorisation parce que constitution la ñu am mooy sunu téere bu gën a kawe buy vraiment ŋànk sunu réew donc su fekkee ne autorisation boobu may nañ ko war na mën a def marche am mais dans la paix et la sérénité
marche kenn waru ci profito di woote fitna. marche kenn waru ci profito di bundu xataal marche da ngay marche pour ñaxtu. gis ne am na li nga xam ne de kontaanuloo ci ñun ñii am nañu droit marche. tey jii nii su ma neexee organiser marche. mais balaa ma koy def marche dañ koy encadrer. balaa ma koy def damay demander autorisation. suñ ma mayee autorisation parce que autorisation bi aussi dafa am lu mu àndal. itinéraire boobu. suñ ma ko mayul mënu ma ko def parce que damay respecter li nga xam ne moom la ma yoon may. mais su fekkee ne autorisation bi ñu la jox ni la fii nga war a jaar waroo fa jaar parce que 2012 loolu la woon. te Ablaye Wade moom am na yu mu tere te li mu tere. ba léegi defe naa moo yëkkatiwuñu ko c'est-à-dire que. génnewuñu ko loolu moo fiy dox ba léegi yoon woowu mu jaar bu fekkee ne yoon mayu ko mu jaar foofu waru fa jaar. parce que day yee fitna. bu fekkee ne yoon may na ko nag mu jaar foofu. mën na fa jaar. man li may wax rek mooy. amul carte yi loo ciy wax. carte yi. parce que waxtu bi jeex na. waaw carte yi li ma ciy wax mooy état war na def war na communiquer. yokk communication yu jëm ci carte yi na wax population bi clairement. fan la ñu toll ci mbirum carte yi parce que ñu bare ngi jooy tey am na conférence de presse bi nga xam ne yëkkati nañ ko nee na carte yi jàpp nañu ñeneen. ñu yore ay centaines de cartes. yi nga xam ne fu ñu ko jëlee ñoom ñoo ko xam. mais ba léegi loolu dama ne enquête moo ko war a déterminer. man mënuma wax tey jii nii carte yi ñii lii la ñu wax ñii lii la ñu mais li may analyser concrètement rek mooy. carte yi yéena fitna. na état jóg taxaw wax ne carte yi na communiquer. communication la mën a def wax li nga xam ne mooy dëgg. population bi. pour mu bañ a jur ëllëg li nga xam ne kenn ñaanu ko kenn bëggu ko. kon Rokhietou Gassama ñu bàyyi la nga tàggatoo ak auditeurs yi. alors maa ngi leen di jërëjëfal ci émission bi. ci man li ma ko waxoon ci njalbeen émission la bi nga xam ne ñëpp rafetlu nañ ko. ñëpp a ngi koy déglu. te ki koy animé aussi nekk ku xarañ ci liggéeyam. donc li nga xam ne man moom lay conclure rek mooy. di ñaan population bi. vraiment amul kenn ku nga xam ne politicien la mu mën ñu xaaj dëkk bi ñaar tey liste yi bare nañu. message bi ñuy véhiculer message la bi nga xam ne population yi léeg-léeg duñu ko comprendre sax. parce que dañu ko noyer complètement ci discours politicien. lii population bi di xaar mooy li ngeen xam ne war ngeen ko mën a def ci gox yi ak gox-goxaan yi. te ci loolu am na liste yi nga xam ne organisation société civile yi ñoo ko ŋànk yooyu doo leen dégg ñuy coow. am na benn kuréel bu tudd assemblée bu ñu bëgg. doo leen dégg ñu coow. am na ñeneen ak ñeneen fan yi am na ñi nga xam ne dañu dem ba daje. ñaari caravane yu daje. mais ça s'est bien passé. donc loolu exemple yu mel noonu. voilà exemple yu mel noonu la ñu bëgg. am na analyse yi ma ci mën a def mais temps bi mayuñu ko. mais exemple yu mel noonu. la ñu bëgg Sénégal jarul parce que être député c'est pas une fin en soi. être député du loolu mooy tax ba Sénégal avancé am na yu bari yi nga xam ne ñu ngi fi ku nekk mën na nekk ci ay postes de décision. donc loolu daal jàmm la ñuy ñaan réew mi. Sénégal jàmm la ñu fi bëgg loolu daal laa am te li nga xam ne moom laa bëgg. di ko ñaax askan voilà askan wi. kon ñu koy jaajëfal bu baax a baax ki lay di Rokhietou Gassama nekk présidente bu collectif des victimes et parents des victimes des violences électorales fii ci Sénégal nekk tamit coordonnatrice bu cadre de réflexion et d'action sur les violences politiques ñu doon waxtaanee lépp lu soxal fitna gi nga xamante ni moo am ci géewu politique bi di jaajëfal bu baax auditeurs yi nga xamante ni ñoo ñuy bàyyi xel comme samedi bu jot 10h jàpp 11h ci seen émission sociale toute la ville en parle Ndeye Comba Moreau di leen wax samedi prochain 10h jàpp 11h ci beneen émission beneen thème ak beneen invité ngeen mën a suivre tamit émission bi ci suñu portail internet www.rewmi.com www.rewmi.com jaa ngeen jëf.